daal dinay addu ci mbir mi nga xam ni rek mooy verdict bi nga xam ni tey moom la ñu daan Ousmane Sonko mu di ñaari ati kaso ak 600 000 yoo xam ni amende la yoo xam ni trésor public la koy versé daal itam daan ki nga xam ni moo Ndeye Khady Ndiaye moom itam ñaari ati kaso ci maanaam ñaari ati kaso ci dossier bi an daal di koy amende lu toll ci 5 millions yoo xam ne ndàmpaay la koy jox kii di Ousmane Sonko waaye Aminata Touré moom dafa expliquer réellement que ni Ousmane Sonko topp ñu ko ci li nga xam ni mooy ñaari mbir yi nga xam ni mooy njàlbeenu dossier bi mu di viol ak menace de mort moom Aminata Touré mi nga xam ni jamono ji mi ngi ci ko jëg politique gi waaye itam di jàppale Ousmane Sonko moom nee na sant na yàlla ginnaaw bi nga xamee ni li nga xamee ni moom lañ doon toppee Ousmane Sonko ci njàlbeenu viol gi mu di menace de mort ak viol toppatuñ ko Ousmane Sonko waaye li ñu ko daan tey ji mooy la plus grande injustice boo xam ni ñu ngi koy amal ci Sénégal maanaam bu ma liiree textuellement li nga xamee ni moom la Aminata Touré wax daf ni le verdict contre Ousmane Sonko n'a pas retenu les deux chefs d'accusation de départ, ceux de viol et de menace de mort. Par conséquent, cette condamnation à 2 ans ferme est des plus injustes. Je renouvelle ma solidarité à Ousmane Sonko et aux militants de PASTEF. Ensemble au sein du F24 et avec tous les démocrates, la lutte continue contre le 3e mandat du président Macky Sall, contre l'élimination des candidats à l'élection présidentielle de 2024, contre le musellement des démocrates et pour des élections libres et transparentes. moom ci bu ma ko tënkee rek ci li mu bëgg wax sànq ci laa doon tàmbalee mu di moom daal nee na comme que donte verdict bi li ñu tënk daanuñu Ousmane Sonko ci ñaari mbir yi nga xam ni moom lañ ko doon toppee mu de viol ak menace de mort waaye liñ ko jàppee moo nekk loo xam ni moo gën a injustice ndax ñun naam xaaroon nañ verdict bi waaye xaaruñu woon li nga xamee ni moo di condamnation bi nga xam ni wala sax li ñu teg Ousmane Sonko ci li nga xam ni rek moo di corruption à la jeunesse de jeunesse jàpp naa ni loolu lañ ko toppee te boo xoolee kii di Adji Raby Sarr nekkatul jeune boo xam ne mën nañ koo corrompre li ñu toppee Ndeye Khady Ndiaye aussi mu di incitation à la débauche loolu aussi jàpp naa ne waruñu koo toppee loolu ba ñu demee ba viol lañ doon toppee Ousmane Sonko ñu dem ba génne li nga xam ne moo di thèse viol bi amuñu benn preuve boo xam ni ñi nga xam ne mooy la partie plaignante am na ko mu di Adji Raby Sarr ak ay avocats ndax doon nañ jot ni ay audio am na ci ak ay vidéo yoo xam ne dafay incliner Ousmane Sonko waaye bu ñu xoolee ba ci biir loolu lépp phrase daal di xëy amul lenn loo xam ne tey jii mën nañ cee jàpp loo xam ne lu plausible la mën nañ cee jàpp loo xam ni lu am importance wala loo xam ni lu concret loo xam ne mën nañ cee daaj Ousmane Sonko donc pour man dafay gën a confirmer injustice bi nga xam ne teg nañ ko ci Ousmane Sonko dafay gën a confirmer jox dëgg ñi nga xam ni ñoo doon xeex di wàcc ci terrain bi naan Ousmane Sonko violé wul Adji Raby Sarr Ousmane Sonko amul lenn loo xam ne mën nañ ko toppee loo xam ne mu di mbirum viol ak menace de mort kon donc dafay confirmer vraiment li nga xam ni ñu doon jàppal Ousmane Sonko di wax naan viol amul waaye itam dafay gën a dugal ñi nga xam ni dafay gën a jox tort aussi ñi nga xam ne doon nañ wax Ousmane doon wax bu kenn wàcc ci terrain bi bu kenn xeex Ousmane Sonko li ñu koy jaaj moom donc pour man tey jii bu fekkee ni dëgg rek lañuy seet dëgg gi mooy Ousmane Sonko n'a pas violé Adji Raby Sarr Ousmane Sonko donc pour man il sort gagnant de ce procès il sort vainqueur de ce procès mais li ñu jaaxal dëgg mooy li nga xam ne retenir ko contre Ousmane Sonko moomul Sweet Beauté Ousmane Sonko créewul Sweet Beauté Ousmane Sonko fayul ñuy liggéey Sweet Beauté am na feebar naam dem na fa ba ñu maase ko donc pour man bu ñu sukkandikoon ci yoon dëgg bu fekkoon ni yoon bi dossier bi amul loo xam ne dafa gàll góose amul loo xam ne dafa am kuñ ci am kumba am ndey am ku ci amul kumba am baay am kumba amul ndey kon jàpp naa ne Ousmane Sonko dañ ko waroon a relaxer pure et simplement ndax amuñu lenn loo xam ne ci thèse viol bi ñu ko doon toppee am na ci loo xam ne mën nañ cee condamner Ousmane Sonko donc pour man daal lii lépp injustice la mooy li nga xam ne moom la Aminata Touré doon expliquer que ni lii moo gën a injuste ci bi ñu amee justice bu équitable ba léegi lii moo gën a injuste ci dossier boo xam ne mos nañ ko kii te aussi mi ngi réaffirmer son engagement mi ngi réaffirmer aussi son soutien ci Ousmane Sonko waaye itam jëmale ko ci Pastef yi mi ngi woo aussi ñi nga xam ne ay démocrates lañ ñi nga xam ne ñoo bokk ci force vive de la nation du F24 ñoom aussi ñu àndandoo xeex li nga xam ne moo di candidature bi nga xam ne moo di président Macky Sall tey dem ci dialogue bi moom itam daal dina ci addu daal di xam ne rek ni boo leen bëggee ma bañ a bokk ci 3e mandat du nekk loo xam ne da ngeen koy dikk rek par force lay nekk da ngeen may ñaan comme si que ni moom ci dialogue bi nga xam ne moo am démb moom ay conditions lañ doon doxee ñi fa dem ñëpp
gis nañ Cheikh Bamba Dièye malgré jël na ay kaddu yoo xam ni dëgg mënu ko weesu mu teg ko ci nga xam ni moo di Macky Sall. gis nañ Khalifa Sall aussi mais nañu jàpp ni daal pour man dialogue bi nga xam ni moom lañ initié démb da doon dem ci bëgg-bëggu Macky Sall da doon dem selon ses ordres ndax bu demee ba naan leen troisième candidature bu fekkente ni bëgg ngeen du ma ko def du loo leen di xam da ngeen koy demander par force mais da ngeen koy ñaan mel ni ñun dañoo nekk dossier boo xam ne Macky Sall mooy buur mooy moor bu mi et puis ñi demul ci dialogue bi aussi ils ont raison de ne pas avoir participé à ce dialogue là qui s'est terminé par selon sama ay jàngat mu di bëgg Macky Sall moom moo ubbi moom moo tëj te ni mu tëjee aussi nekk na loo xam ni lu doy waar la tey dem mi ngi doon artu mi ngi doon joxe annoncer la nouvelle mi ngi doon annoncer la couleur ci dossier bi nga xam ne moo dossier Adji Raby Sarr ndax boo déggoo ci ay waxam ne du ñu bàyyi kenn mu salfaañi réew mi du ñu bàyyi kenn mu bëgg a yàq réew mi te it Macky Sall nee na bu ma kenn ñaan lu jëm ci wàllum justice bu ma ci kenn ñaan parce que ku ma ci ñaan du ci may dara donc pour man lii c'était bien préparé et ñëpp xam nañu ne Ousmane Sonko aussi il ne sera pas candidat te boo xoolee képp koo xam ne dañ la jugé par contumace doo mën a def appel ci procès donc pour man dossier bii nii bu Ndeye Khady Ndiaye deful appel ndax moom elle était présente lors du procès ci keroog bi nga xam ni moo di le 23 ci palais de justice salle numéro 4 Ousmane Sonko ñëw ñu jugé ko par contumace kon Ousmane Sonko du mën a def appel li ñuy samp ab laaj nag moo di ndax dinañ jàpp Ousmane Sonko wala déet ndax bu ñu jàppee Ousmane Sonko ce qui va s'en suivre lan lay doon ndax du nekk benn loo xam dafa yëngal définitivement réewum Sénégal en tout cas ñu ngi yónni yàgg parce que au moins bu ñu xoolee ñoom dossier bi condamné na Ousmane Sonko mais ndax xam dinañ jàpp Ousmane Sonko wala déet. yëngu-yëngu yi Abdou Khare daal dinay tàmbali ba tax sax ñu daal di jot ci ay xibaar ne ñaari doomu aadama jot nañoo ñàkk seen bakkan fële ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar waaye tamit si jàngat bi nga xamante ne jot nga koo jàngal kon da ngay wane ne kii di président Macky Sall dafa daal di faagaagal ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ngir mu bañ a bokk ci 2024 parce que bu ñu déggee démb ci ay waxtaanam comme li nga wax léegi rek mi ngi mel ne koo xamante ne dañ ko war a saraxu pour mu bañ a bokk ci candidature yi. non en fait loolu la ñëpp jàpp gis nañ fi temps Karim Wade gis nañ fi temps Khalifa Sall bu ñu gisee benn ténor boo xam dafay bokk ci ku jëg politique gi ñëw am benn aura bi ñëw am benn jeunesse am mu benn mbooloo bu topp ci ginnaawam dafay li muy njëkk a def mooy fexe ba créer le dossier te dossier boobu bu ñu ko créer fi ñuy mujjee dès l'instant que dégg ñu ne diw créer lañ ko dossier rek da nga li ngay njëkk a xalaat mooy il ne sera pas candidat donc loolu la ñu njortoon ci Karim Wade bi ñuy wax affaire cré yi ñu jël ko condamné ko exilé ko mu dem Qatar ba tey jii mënul benn bokk ci benn élection boo jëlee Khalifa Sall caisse d'avance dañ ko tuumaal te caisse d'avance boobu Khalifa Sall ni mu ko daan yore noonu la ko maire yëpp yore mais gis na ni Khalifa Sall bi ngi doon génn xawoon na am mbooloo génn jóge ci PS créé parti boppam mu di taxawu Sénégal tey jii gis nañ ñu ko def ba tey jii mënul nekk candidat loolu sax moom moo tax moom Khalifa Sall mu dem ci dialogue pour négocier sa candidature donc loolu mën na jàpp ni li ñu gisoon ci ñoom ñaar ñooñu nga xam ni ay politiciens lañ ñu bokk ci ay écoles yu mag nag parce que PS école bu mag la école politique bu mag la PDS aussi gis nañ li mu fi def ndax moo créé la première alternance en 2000 ñu gis doomu ki nga xam ne moo di président Abdoulaye Wade gis nañ sympathie bi ñu amoon ci Abdoulaye Wade ñu njort ni dinañ ko am ci doomam kii di Karim Meïssa Wade ñu créé ko dossier ñoom ñaar créé nañ dossier ba ñoom ñaar ba fii ñu toog nii kenn mënu ci nekk candidat ñu gis Ousmane Sonko bi mu doogee ñëw jógee impôt et domaine ñu rajjee ko ci fonction publique mu commencé di indi beneen discours boo xam ni ndaw ñi doon nañ xaar discours mel noonu ndaw ñi doon nañ xaar discours boo xam ni daf leen di wanaat lan mooy politique Sénégal mu dem ba mbooloo moo gis ñu topp Ousmane Sonko kenn mënul wax nu mu toll ngis élection bi nga xam ne moom la njëkk a bokk mu nekk plus fort la génne plus fort récent la génne nekk député à l'Assemblée nationale ñu dem élection 2019 présidentielle Ousmane Sonko ñëw derrière Idriss Seck depuis 2004 mi ngi bëgg réewum Sénégal mais mu dem ba kii di Ousmane Sonko génn nekk un jeune fraîchement radié te mu génn aussi ci école sénégalaise yi mu dikk ba arrivé à sortir 3e de la présidentielle de 2019 ñuy nattable ba xam ndax dina continuer ci lancé boobu noonu ni Macky Sall waxoon ni il va réduire l'opposition à sa plus simple expression ñu gis ni tuuti kii di Idrissa Seck nekkoon chef de l'opposition sorti 2e de la présidentielle dem rejoindre la coalition Benno Bokk Yaakaar donc kenn moo fi desoon ku mën a relever le défi kan moo fi nekkoon pour nekk le chef de l'opposition mu di Ousmane Sonko mu ñëw nag nekk un véritable opposant nekk un véritable homme politique Ousmane Sonko ñëw ñu dem ci élection locale yi
mu gagné mairie bu Ziguinchor gagné loo presque ñëpp ñoo xam ne bokkoon nañ ci élection présidentielle élection locale bi Barthélémy Dias bu gagné mairie bu Dakar mu nangu ko ak mu bañ ko nangu ñu xam ko am ñu c'est grâce à Ousmane Sonko gis nañ campagne bi nga xam ne Ousmane Sonko battre na ko ndax boo déggoo ci ay kàddu Ousmane Sonko nee na bu fekkente ni benn maire mooy am Dakar Barthélémy Dias yow lay doon donc mu nekk liggéey boo xam ni moom def na ko ndaw ñu jox ko bopp ñu dikkaat ci élection législative yi donte sax ñoom bokkuñ ci woon ñu bëri ñoo xam ne bokkoon nañ ci coalition Yewwi Askan Wi ndax dañoo demoon une grande coalition bi nu mu tuddoon la grande coalition Yewwi Wallu mu nekkoon une coalition boo xam ne boo jëlee àdduna askan Sénégal bi yëpp ñoom lañu fatal ñu ci ëpp ñu dem jël la majorité peut-être amuñu woon majorité absolue mais gis nañ bu ñu demee ba ci biir Aminata Touré daal di génn Benno Bokk Yaakaar de perdre li nga xam ni moo di la majorité absolue à l'Assemblée nationale donc mu am minorité ñu dem fekk ci li nga xam ne moo di ku jëkk politique yi Ousmane Sonko wëy di def li nga xam ne moo di ay campagne am ñu dem ci législative yi Ousmane Sonko nekkul candidat ñi nga xam ne ñoo nekk ci leader Yewwi Askan Wi nekkuñu candidat pour nekki mais il a battu campagne pour tous les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi boo xoolee da nga daan gis fu mu romb mbooloo mi dañuy topp ci ginnaawam te boobu nekkul woon candidat il a incité les gens à voter pour la coalition Yewwi Askan Wi loolu moo waral te ji nga gisaat beneen visage fële ci Assemblée nationale ku ci mel ni Guy Marius Sagna dañ koy souligner il a fait un travail remarquable un travail boo xam ne c'est à solliciter moom rek moo fi nekk député boo xam ni mi ngi dox ci bëgg-bëggu askan wi mi ngi xeexal askan wi keroog gis ngeen ko discours bu mu tenir devant le ministre de l'intérieur devant le premier ministre mu nekk ay kàddu yu dëgg yoo xam ni xel bu ko déglu rek li nga xam ne lii dëgg la donc pour man Ousmane Sonko ni ñu def Khalifa Sall def ko Karim Wade moom lañ koy def te il s'y attendait moo tax aussi mu woote benn désobéissance civique woote fippu woote ab résistance ngir rek ñu mën a jàmmarloo ak ki nga xam ne moo di président Macky Sall ndax président Macky Sall bu fekkoonte ni Ousmane Sonko bëgg naa nekk candidat xamoon na ni il est déjà éliminé ci candidature yi ñu dëgmal mu di présidentielle bu 2019 donc li mu mënoon def moo di appel à la résistance appel ñu xeex pour au moins ñu mën a jëm ci ay élections moom mën a bokk loolu aussi il ne l'a pas encore réussi mais attendons l'arrestation de Ousmane Sonko pour voir ce qui va s'en suivre. kon donc li nga xamante ni mooy popularité. est-ce que baal ma laaj ko balaa mu dem est-ce que kon condamnation bi nekkuloon benn bii bu ñu recherché par rapport ak candidature bu Ousmane Sonko. visiblement boo xoolee peut-être amoon nañ gain de cause ci dossier bi nga xam ne mooy dossier de corruption dossier de diffamation bu ñu ko doon toppee digganteem ak Mame Mbaye Niang ci dossier PRODAC bi programme des domaines agricoles bi nga xam ne 29 milliards yu ñu tuumaaloon Mame Mbaye Niang daf ko luubal loolu amoon nañ ci li ñu bëggoon boo xoolee sax premier jugement bi amuñu woon lu ñu bëgg amuñu woon satisfaction totale ndax 2 mois lañ ko condamné woon plus amende boo xam ni 200 millions la fay tolloo loolu mënul woon empêcher Ousmane Sonko mu nekk candidat à la présidentielle de 2024 mais vu les circonstances ñu gis en dedans ce qui s'est passé Ousmane Sonko saa yu génnee mbooloo mi du ko topp du njàmbaaram mayuk yàlla la. popularité am dafa mujjee nekk délié ci moom. voilà sa seule erreur ou bien son seul problème mooy li mu bëgg a nekk président li mu bëgg a jiite réewum Sénégal boo xoolee ci dossier boobu noonu bi ñu ko njëkkee condamné Mame Mbaye Niang dafa def benn poste daal ni il est satisfait il remercie la justice sénégalaise remercier ses militants et ses sympathisants ñu gisaat une heure après mu retirer ce poste là ñu xoolaat le lendemain mu def ab conférence de presse moom ak ay avocats maître El Hadj Diouf mu ñu def dafay demander waat appel boo xoolee appel bi diggante appel bi ak fu ñu condamné waat Ousmane Sonko c'est comme l'éclair la vitesse de l'éclair dañ ko patamee condamné waat Ousmane Sonko mu nekk buñ ko condamné loolu 6 mois de prison yokkaat peine bi alourdir ko maintenir aussi amende boobee nga xam ni moom lañ ko def mu dommage intérêt boo xam ne daf ko war na fay ki nga xam ne moo di Mame Mbaye Niang loolu moo tax mënul nekk candidat donc visiblement c'était le but cherché amoon nañ ko bu njëkk mais bii nii ci procès bii nii c'était un procès moral pour salir la personne d'Ousmane Sonko pour salir son nom salir sa réputation et ils ne l'ont pas réussi li tax réussir uñ ko mooy tey jii verdict bi ñëpp xam nañ tey jii yëfi falaa la yëfi complot la buñ ko mën a jàppe comme ni ko Ousmane Sonko doon waxee loolu ñun jottoon ci Ousmane Sonko tey dafa mel ni loolu le verdict bi confirmé ndax amul lenn loo xam ne mooy firndeel wàllum viol wala wàllum sacrifice ni Ousmane Sonko dafa baane Adji Sarr tey jii mën nañu jàpp ni daal loolee nga xam ne moom lañ doon jàpp ne baane la jóge ci Ousmane Sonko dem ci Adji Sarr dara amu ci. jàppoon ni li nga xamante ni mooy procès bi amuñu woon lu leen leer ci li nga xamante ni mooy preuve yi nga xamante ni Adji Sarr naroon na ko indi waral li nga xamante ni mooy appel bi nga xamante ni dox na ci diggante
ci dossier boobu dox ci diggante Ousmane Sonko ak ki nga xam ne mooy Mame Mbaye Niang ndax bu ñu ko jàppoon ci 2 mois yi nga xamante ne jàppoon nañ ko ci rek bu ñu ko continuer woon def noonu ba tey ñu condamné ko à 2 ans tamit dafay ñàkk li nga xamante ne mooy éligibilité am ci élection présidentielle yi. tey jii maanaam mënu tey bu ma duggee ci wàllum preuve lan la fi Adji Sarr teg wala maître El Hadji teg ko lu waree ni dañoo violer Adji Sarr amul ay contre preuve moo fi am ndax gis nañ audio bi nga xamee ni moom Adji Raby Sarr wax nañ ko digganteem ak sëriñam di Baye Mbaye MC te nañu jàpp ni Baye Mbaye MC li mu waxoon ci audio bi moo di Baye Mbaye moo nekkoon jëwrinam maanaam moo nekkoon sëriñam ci seen kuréel googu ñu tuddee woon Sababul Fayda boobu nga xam ne Baye Mbaye Niass moo ko jiite woon te ñoom Adji Sarr famille bokk ci famille Baye Niass ñu nekk foofu ay taalibe bu ñu demee tey jii ba preuve boobu noonu mu di audio sonore te authentification bi Adji Sarr devant le juge dafa wax ni moom moo wax audio bi mais daf doon seetlu daf doon xaw ma nangam ba dugal ci Mamour Diallo dugal ci ay autorité gis nañ aussi liñ doon wax ci dossier Adji Raby Sarr ba ñu docteur Alfousseyni Gaye dafa changé waxin moom génn aussi ba def ay communiqué daal ni la mu waxoon fa doon wax bi mu saytoo Adji Sarr gis ci lenn loo xam ne dafay firndeel ni Adji Sarr mii dañ ko violé gis nañ aussi li nga xam ne moo di moom la kii wax ki nga xam ne moo di Sidi Ahmed Mbaye nee na Adji Sarr dañ koo baane benn yoon baane waat ko beneen yoon baane waat ko ñetti yoon maanaam dañ koo violé benn yoon violé waat ko ñaar yoon violé waat ko ñetti yoon ci ñetteel bi viol nag ci la woo Sidi Ahmed Mbaye ne ko Ousmane Sonko daf may violé mais nañu xool fii nga xam ne suy bi de foofu la nekk ak foofu ni mu mel ñu violé la benn yoon nga muñ ko ñu dellu la violaat nga muñ ko ñu dellu la violé waat nga muñ ko ci 4e fois bi nag nga woote sa benn xarit ne ko dañ may violé mun la wutil preuve nga dikk iri Ousmane Sonko mu ñëw mu violé la nga wuti moom preuve mu violé la nga nangu ko am ci plaisir ba noppi nga doog a wut preuve donc est-ce que loolu yaru na maanaa ci yéen ñi nga xam ne yéen a dégg yéen a am xel gis ngeen Sitor Ndour bi ñu ko tuumaalee viol xale bi jigéen ndax gis ngeen ko gisuñu ko ce sont ses parents ngay gis ñuy wax ak ay mbokkam ñoom ñooy génn wax mais xale bi jigéen bi gisoo ko d'après sa maman aussi la fille elle est traumatisée la fille elle ressemble elle ne ressemble plus à grand chose donc viol soo ko dundee dafay am benn traumatisme bu muy def sa bopp parce que dina am au moins lu mu changer bopp Adji Sarr baane ko